phénomène tonnerre yi ñaari fan a ngi daanaka ñu bëri ñu ngi tiit guddi gi ndax ay dënnu ak ay tonnerre phénomène la bu naturel mais baax na itam ñu expliquer leen quand même lan moo ko waral et yan conduite la ñu war a tenir à chaque fois mu am tonnerre parce que gis ngeen ni am na ay nit yuy faatu ci bu taw amee wala bu tonnerre amee donc war ngeen a moytu bu baax par exemple poto courant yi bu tawee ba tooy bu amee tonnerre on ne sait jamais ku taxaw ci wet gi mën naa dee foudre bi itam mën na dal ci garab ba nit ka faatu ñu ngi gis rek sànq ci suba ni am na nappkat boo xamante ni dafa dee xam naa tonnerre bi la ci géej gi donc y a tellement de conseils yoo xamante ni war ngeen ko dégg jëm ci tonnerre yi. alors tonnerre ak foudre dañuy wax souvent Pape Cheikh que buy wàcc nit yi bu ñu taxaw ci wetu garab wala wetu poteau électrique wala lépp loo xamante ne dafay conduire électricité maanaam ay métaux lu ci mel ni or wala argent wala fer lépp loo xamante ne daal dëgër na comme lu lay jox xeetu weñ rek bul fa taxaw parce que ñoom dañuy conduire bu baax électricité bi te bu dalee sa kaw mun nga gaañu et puis dañuy éviter lépp loo xamante ne dafa pointu ba pare dépasser yeneen bâtiment yi nga xamante ne moom moo la wër ndax tonnerre bi bu ñëwee fa lay dal directement d'ailleurs loolu moo waral ñu defar paratonnerre bu ñu koy defar dañ koy def foo xamante ne moom moo gën a kawe ci dëkk bi su ko defee moom muy mën a recevoir tonnerre yi di ko gérer comme il se doit donc voilà donc nit yi décharge tonnerre décharge électrique la en fait décharge électrique la parce que ay électrons comme nu mu koy expliquer ci science dafay am yu positif ak yu négatif bu fekkente ne dafay taw charge yu positif yi day yéeg mais yu négatif yi moom mooy wàcc ci suuf daal di nekk li nga xamante ne moom mooy kii éclair yi mooy li ñuy gis muy melax ñun ñëpp ñu koy ragal et je pense que tonnerre yi mooy bruit bi nga xamante ne moom mooy bu defee leer na xam nga courant boo defee da ngay gis d'abord lumière de tëf. Alors c'est tellement rapide, la lumière est tellement rapide que tu entends le son genre ay 10 secondes après ou 5 secondes. Après. Donc parce que c'est éclair, c'est entre 10 millions et 20 millions de volts. Donc c'est extrêmement énorme. Donc loolu day def taf ba pare tey ay quelques secondes 7 à 10 secondes nga soog a dégg nag bruit et tout ça là ça peut être sec comme ça peut être très sourd. Et puis bruit ça dépend si je pense forme éclair bi nga xamante ne moom mooy sama ne nii noonu. Voilà donc ñu jokkoo ak Bamar comme ça vous expliquer ko. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. allo. allo oui asalaamaaleykum. maaleykum salaam tonton Bamar. Ah maintenant c'est Alaaji Bama Diagne. Alaaji bu baax a baax. sama seexu Makka. ñu lay ziar bu baax ndax fan yi gisoon nañ la yaa ngi woon Makka et puis di ñaan yàlla nangu sa aj bu baax a baax. amiin alors tey dañ la woo pour waxtaanee benn phénomène boo xamante ne yaakaar naa ni week-end bi marqué na sénégalais yu ci bëri ñii nelawuñu ñii ñi ngi doon baal wante ak seen kër yi ndax yaakaaroon nañ ni c'est la fin du monde am na ñu doon sob-soblu di génn di yërndu genre nanaay waaye dootuñu ko dolli léegi ñu bëggoon xam éclair lan moo koy indi ci bu fekkente ne dafay taw. waaw taw moom su mois de septembre yi allo waaw fan yi passé comme ni ngeen ko seetloo te am na taw yu bari yu fi am taw yooyu nag ñu ngi jógee ci ay niir yoo xam ne ñu ngi koy woowee cumulonimbus dama pilote yëpp xam nañu li cumulonimbus benn niir bu rëy la boo xam ne 600 mètres la koy gis ci suuf mais day dem ba 10 kilomètres ci kaw donc ngelaw lu tàngal li xam ne moo jógee ci suuf ak ngelaw lu sedd li xam ne moo jógee ci kaw à 10 kilomètres ñoom ñaar ñooy daje ci biir nuage bi buñ dajee ci biir nuage bi ñaari charge électrique de côté opposé moins en plus mooy créer benn champ électrique ci biir nuage bi mais li ci doy waar mooy dafa am humidité maanaam dafa tooy léegi nag day créer ay phénomène ñaari courant yu opposé bu ñu dajee day créer li ñuy wax éclair bi mooy melax moom la olof yi di wax melax moom mooy daw à la vitesse du son 340 mètres à la seconde moo tax tef nga gis éclair bi mu yëg si nga gis ko tonnerre bi nag moom mooy dënnu bi mooy bruit boobu ngeen di déggal
muy ànd ak taw yi. mooy tonnerre moom la ñu olof yi di wax dënnu. foudre nag moom mooy rey moom mooy reyaate moom moo am sumba jun barka démb. boobu olof yi ñu ngi koy wax xeeru dënnu. maanaam dënnu la mais dafa nekk genre xeer boo xam ne day yegg si ba ci suuf. ak décharge électrique boo xam ne dina dem entre 15 millions à 20 millions de volts. loolu moom bu dajee mën na électrocuter ay nit. mën na électrocuter animaux yi. mën na tamit yàq mën na tamit daaneel bu fekkee ne avion juum na ba dugg ci biir mën na daaneel avion mën na ko créer ay problème de communication problème de direction yu bare. donc loolu mooy foudre moom ñaari courant yu opposé la yoo xam ne plutôt vers le bas day jógee daw gaaw ñëw dal ci suuf éclair moom du yegg suuf. mooy melax bi moom du yegg suuf da nga koy gis nii ci jaww ji dënnu du yegg suuf da nga koy dégg rek foudre nag moom mooy xeeru dënnu bi moom mooy yegg ci suuf mooy créer jéey yi. moo tax chaque année ñuy def jël ay dispositions météo protection civile di jël ay dispositions. pour seet naka la ñu mën a protéger wu contre foudre bi. en gros daal li mu ko waxee mën a expliquer noonu la. d'accord xam naa ni explication bi leer na nañ ci suñu bopp mais yan précaution la ñu mën a jël ci buy taw ndaxte am na ñoo xamante ne dañuy dañ kumpa buñ gisee muy dënnu dañuy dem di yërndu ba xam ne muy demee am na ñoo xam ne dañ naan la da nga war a muur sa seetu mais réellement lan la ñu war a def pour mucc ci li nga xamante ne moom mooy foudre bi comme yeneen ñi du wàcc. waaw buy taw généralement dañuy wax ne suñu mbokki baykat yi ñi nekk ci tool yi buy taw di dënnu ak ay melax bul dem mukk naa da ngay seelu ci taatu garab yi parce que généralement tool yi taatu garab yi moo ci gën a kawe. garab yi ñoo gën a kawe ci benn tool boo xam ne yaa ngi nekk foofu di bay donc bu daw mukk naa da ngay daw dugg ji dem di seelu ci taatu garab bi. bon ileer yi tamit bul daw naa da ngay jël sa ileer tekk sa mbagg comme suñu béykat yi bi ñuy def. teg seen ileer seen mbagg di daw di yooyu parce que weñ moo nekk ci kaw. donc weñ boobu moom la mën na attirer foudre bi te bu ko attirer ci yow la jëm. donc lépp luy métal ci biir tool bi daal bu dem mukk naa da ngay laqatu fii bu dee nag en ville moom lépp luy poteau électrique lépp luy genre ci yooyu seetu yooyu disons vitres yi ak yooyu moo tax généralement bu ñu nee orage dafay ñëw yenn pays yi dañuy dem boo demee ci yenn ville yi dañuy jël vitres yëpp dañ koy taf ko ay bant wala ay kii yooyu pour bañ melax bi wala foudre bi yegg parce que courant donc daal bul def loo xam ne daal day courant day yomb mu yegg ci moom donc et puis li ñu ko mën a aare mooy def ay paratonnerres maanaam ay paratonnerres dans les villes ci building yi xam ne moo gën a pointe ci kaw ñu samp fa ay kii yoo xam ne day essayer capter foudre bi canaliser ko jëmale ko ci bâtiment bi mu ne donc day atténuer day difficultés yi donc yooyu matuwaay daal la ñu mën a wax surtout pour Sénégal gi pour suñu nappakat yi ñuy bañ a dem géej wala ñuy bañ a yor ay appareil électrique ay téléphone ay yëpp appareil yoo xam ne ci seen biir gaal ak boo demee suñu mbokki baykat yi tamit bañ a seetlu ci taatu garab yi ak tamit bañ a yor seen ileer yi ci kaw pour seetlu en ville moom y a des trucs spéciaux yoo xam ne pour paratonnerres yi moom la ñuy jërëjëf El Hadj Bama Diagne ci leeral yi nga indi yaakaar naa ne leer na ci bopp ñëpp et que prochaine fois ku ci nekk dina xam ban comportement la war a adopté. Très intéressant. Voilà donc
bruit boobu lay def ñu bëri di tiit mais moytu moom comme ni ko Bamar waxee ñu wax leen ko na ngeen moytu bu baax bëri na ci ay koñ yoo xamante ni fiilu courant yi dafay génn ci mbedd bi yi dafay wodd ndax ngelaw li yooyu yëpp wóorul quoi mooy poto yi mu doon wax mooy souvent courant yu ñuy jël di taqale fil et tout ça ak ñi xëccal seen bopp courant yi on m'a même dit que semaine bi benn chauffeur Colobane moom dee na foudre bee ko rey semaine bi dalay dal te moom lépp luy courant bu naka lañ ko waxati waay statistique bi mooy yi nga xamante ne day échapper et tout ça day ñëw ci yow directement donc l'homme est conducteur naturellement donc su fekkee ne yow par exemple da nga takk benn ay weñ wala yooyu noonu mën nga ko xëcc wala nga nekk téléphone mën nga ko xëcc et tout ça donc ce qu'il faut éviter aujourd'hui moom mooy buy taw nga yor lépp loo xamante ne rek ay écouteurs téléphone ay casque et tout ça là yooyu yëpp dafay xëcc te li mu xeetu courant la boo xamante ne bu dalee ci yow wax dëgg neex yàlla da lay saaf xajul ci nit parce que on a dit entre 10 millions et 20 millions de volts bu la dalee xajul ci nit xanaa yàlla doo ko nettali comme li sama maam doon wax comme li mu wax pour les pêcheurs là bi ñu wax na ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci àll bi mais ñi dal pêcheur parce que récemment dafa am ñaari pêcheurs yu côté yu Yaraax yu génn yu sooroor ñuy defee seen sooroor parfois moroom mu jàkk bi ci dëkk boobu noonu gis sooroor moo gën a sori mais duñ ci def paratonnerre c'est-à-dire que xam nga seen kii bi weñ la mooy la lune avec l'étoile c'est weñ la waaw métal la donc dafay xëcc donc loolu bu tombee tey foudre bi yegsi fekk mu gën kawe ci dëkk bi macha allah voilà mu gën a kawe ci dëkk bi da ciy dal donc bâtiment bi carrément lay yàq donc nañu def paratonnerre c'est important gën a sensibiliser mooy pêcheurs yi parce que ñi ci je pense bien bi ñu doon dem géej dañu defoon ay écouteurs te xam nga écouteurs yi dafa am fil yi nga xamante ni day xëcc ci kii bi te loolu c'est dommage moo tax il faut ñu leen di gën di sensibiliser bu ñuy dem ci géej gi ci période nawet bi ñuy éviter yooyu nga xamante ni muy téléphone nag ay écouteurs rek yoo xamante ni aussi da leen di gën a attirer foudre bi lépp luy métal daal voilà foudre la tonnerre ak éclair ñu ngi nawet et que actuellement dafa bëri ñu ngi gërëm bu baax Bamar Diagne ci explication yi mu ñu indiloon